di dànxaafu bépp nit bi nga xamante ne xalaat nga buntu xatal physiquement ay militants am. Dit à cet acteur politique que s'attaquer à Ousmane Sonko ici en Casamance, c'est se suicider. Je lui demande de revenir sur terre parce que toute autre tentative serait dramatique pour lui. Ousmane Sonko kontaanul benn yoon ci doxalin bu police nationale ba. Police sénégalaise day sotle Macky Sall. Fu problème am entre opposition et pouvoir. Police Macky Sall day dem di sotle. pour leader bu Pastef Casamance lu mu dund ci crise armée bi doy na ko sëkk ba tax na soxlaatul dund yeneen ci ay jafe-jafe yi ni mel loolee sax tax muy invité xalif généraux yi ndax ñu yi yàbbi ci mbir mi laata nag leneen di si juddu. ngay di met situation bi démb mu nekk loo xamante ne ñu bari ñaawlu nañ ko noo ko jàngatee. waaw violence moom kenn du ko rafetlu kenn du ko wax dëgg yàlla bëgg dañ koy condamné encore une fois Sénégal ñëpp ko bokk kenn ëppalewu fi kenn lara ki nekk ci pouvoir comme ki nekk ci opposition da nga war a nekk à l'aise mener say activité te dara war la inquiété te nag wax dëgg yàlla liy xew Ziguinchor ni dafa nekk rek les prémices boo xam ne buñ ko saafarawul nii lañ nar a nekkee ak élection locale yi nga xamante ni moom lañ jëm man daf may fàttali rek tournée politique bi nga xamante ni président Macky Sall amaloon na ko ñu gis ay nit yoo xamante ni dañ leen attaqué nañu le président de Gëm Sa Bopp attaqué nañu aussi Fatoumata Ndiaye bu Fouta Tampi nga xam ni wax na ko ci rajo yi que ni dañ ko attaqué te tout simplement da doon manifester man nag dama jàpp ni opposition comme pouvoir kenn ku nekk war nga mën a amal sa activité te encore une fois unanimité Fatima kenn mënu ko am fenn kenn ku nekk war nga mën a def sa yëf keneen kii warta yàqal moroom parce que kenn amul droit boobu créer instabilité dans ce pays encore une fois na président Macky Sall ak ñi mu àndal parce que c'est le président de la République donc à chaque fois bu problème amee moom la ñuy interpeller na wax ak nitu yoon yi na wax ak justice bi ñu def seen liggéey su ko defee sénégalais yëpp jàpp ni ñoom ñëpp fii Sénégal benn lañ amul ku ma am ndey ak ku ma amul ndey. Mansour dégg nga kàddu yi nga xamante ne ci biir conférence de presse bi Ousmane wax na ko jëmale ko rek ci takk der yi jàpp na ne ay takk deru Macky Sall la est-ce que situation boobu tey jii waroon nañ ko woon dépassé. du ma wax ay takk deru Macky Sall. mais dinaa wax takk der aussi que buy fitna yu mel ni bu amee ñu gaaw situer ay quelques responsables ci biir manifestation yi jàpp leen. pour ñooñu ñu mën a situer dëgg-dëgg ñen ñoo leen sant loolu. xam nga bu fekkee am na manifestation xeexoo yu mel nii ba am ñu ci jëm paak ba dégg naa sax bal tàkk na fa. te mënoo wax ku ñu teg loxo. ça pose problème. wala nga xam ne boobu police communiqué kul ci ba xam jàpp nañu ay nit wala déet. xam nga loolu dafay poser problème donc li jàpp ñu doon manifester ndax bëgg ñu dugal leen ci liggéey jàpp ñu doon xeex bay jamantey paaka moom moo gën la xel gën a mën a nangu. et élection locale yi ñëwagul lan mooy fii fiyeefu Doudou Ka la wala fii fiyeefu Bàcc Njaay la wala fii fiyeefu Masamba la Sénégal kenn moomu ko mënuñoo tee Bougane demoon na fi côté Fouta am ñu ko fay song juñu ne fi lu ñu koy waajal Casamance song lañu Ousmane Sonko Casamance ba tey am na suñu ay mbokk kenn ku des ci prison bi ci waa PUR jamonoy élection présidentielle yi ci bakken bi rotoon c'est-à-dire que kii yee fitna lu sewet ci boppam dañu koy yan ci ki fayu te fekk na dañu koo tooñ loolu nag police ak gendarmerie mais dafay aju ci état bi état bi mooy jël ay responsabilités pour leeral lu mel ni lu ko mooy fitna dina am faneen nit ñi faawuñu campagne nit ñi faawuñu dox fu leen neex kuy Doudou Ka ak ay militants kan mooy Bàcc Njaay ay militants am yow da nga gis ay nit yoo xamante ne daaw ak daaw jéeg bu ñu musaan génn kenn du leen topp ñu jël Sénégal gépp moom lu askan wi moom dénk la ko nga daal di soppeeku di doxal ni mu leen neexee jël ay nit ngembu leen jël ñetti booy fay leen ku fa jaar ñu sànni la xew ku fa jaar ñu saaga la créé ay réseau nu ma koy wax li nekk ci WhatsApp yi ay groupe WhatsApp di la saaga comme yow amoo ndey ak baay di la wax yu ñaaw yoo xam nit ñi di ko cautionné fa mu jëm nag du doon fa sedd parce que gis nga dof boo gis ci kër la génne gis nga li ñu def ni Ousmane Sonko buñ ko tollanti waatee di nga gis buy te du Ousmane Sonko doon képp kuy génnati di nga jël sa ay motuwaay parce que Sénégal ñi ko jiite moomu ñu ko nañ doxal yoon nit ñi topp seen ginnaaw bàyyi caaxaan baaxul mu ngi noonu dinañ xaare ni nag tey jii ki nga xamante ne moo di Doudou Ka moom itam mu daal di génn addu ci mbir mi moom mi nga xamante ne moom moo di directeur général bu AIBD ñu desandi ci wàllu wi ñi nga xamante ne dañuy ubbi seen ab gët di saytu bu baax a baax lépp lu jëm ci wàllu arène politique bi yéy na yàbbi ci mbir mi bokk na ci Bakary Domingo Mané ak kile di Ibrahima Bakhoum ñoom nag daal di nañoo sekk ak waxtaan ki nga xamante ne moo di Younoussa Baldé jàpp nañ ne mbir yi amoon na depuis nag ci ligneel révision exceptionnelle bu liste
liste électorale yi ba tax na ñu ngi sàkk ñu daal di teg ay daan ci wàllu wu nu mel bu ko defee lu nu mel ñu jëlee ko fi ba faw ñu teewlu ci Younoussa Baldé. ay scène de violence politique yu doy waar mu ngi amee ci Ziguinchor ay xeexoo yu métti moo dox diggante ñu àndax Ousmane Sonko ak ñu àndax Doudou Ka bilan biñ métti lool ñu nemmeeku ay nit ñu am ay blessures yu métti naam sa violence tàmbalewul ni ki tey ci arène politique bi wante ni yëfi di demee jamono yi tàmbali na jéggi dayoo ba ñu sukkandiku ci kaddu Bakary Domingo Mané nekk taskatu xibaar waaye it analyste politique nguur gi rek moo am sañ-sañ arrêté violence gi ni mel mu ni bu fekkee am na ay nit ñuy attaqué wu ci ay citoyens te nguur gi jëlul sanction exemplaire loolu mun na encourager violence bi muy joxe exemple ci tournée président Macky Sall ay nervi jotoon na fa attaqué ay population waaye ba tey jii nii amul benn sanction bu ci tukkee Ibrahima Bakhoum nekk taskatu xibaar di xam ne nii rek acte de violence yi dañ ko war a sanctionné ci noone Bakary Domingo Mané di ñaax tamit politiciens yi ñu bañ a yóbbu askan wi ci violence bu fekkente ni seeni engagement politique li ko tax a jóg mooy jàppale askan wi lu am ba des tension bi tàmbali na yéeg ñu commencé di nemmeeku ay blessé laaj bu samp kay mooy ana kañ la violence bi di jeex ci langum politique bi. Younoussa Baldé tension boobee la ñuy àddu ndaxte dooraguñu sax li leen di campagne bi ci local bi mu mel ni nag nemmeeku nañ ko ci biir arène politique bi ba tax na nag daa mel ni ñi leen di waay politique yi manifestation yi amoon ci weeru mars gi ñu génn doyu leen ni misaal ba tax na nag faw rek ku ci nekk daal di defaat taxaw seetlu ndax jàpp nañ ne local yi am na njëriñ ci ñi leen di pouvoir bi naka noonu ci position bi ba tax na bu ñu yee fitna dañ moo di jàngatu Léopold Tamba. ci mim réew lépp lu aju ci démocratie sësu ci ay cëslaa yu dëgër yu ñu doon na ci maam moo ngee bëgg a nax saay ñaawteef gu ne ci jamono ji ñu nekk juuxu na ci nekkin ñenn ci langue politique bi ñi war a liggéey jubbanti réew mi ñoo wàcc yoon ya tëral aw gisin gu safaanoo ak li nga xam ne ni moom la nit ñi di xaar ci ñoom firnde gi di weeru mars gi ñu weesu ak ay bakkan yu rot ak i ñaawteef yu bàyyeekoo fu nekk ndaxam day Sénégal yàgg na ndamoo démocratie ñoom ñooñu nga xam ne mooy waay politique yu tey ji xër lool ci nguur gi bëgg a bokk siisu nguur gi ci seeni poqotaan ñële siisu donkaasi gi tere leen a nelaw tax naa ñoo ngee jëfandikoo ay ndaw ñenn ñi di leen puus ñuy xeexoo seeni biir ñii di tayle seeni bakkan ci yooyee fitna ka ca loru say waajur kese ñoo cay méttitli misaal gi di lii xew Ziguinchor campagne locale yi door a gut sax ñooñu Sonko yi ak Doudou Ka roofoo ci ab xeexoo ñàkk xam ci lii ci réew mi ndaxte képp ku toog ci nguur gi seeni jegenaale kott ñoo leen ñor ñooy tayle seeni bakkan ku ci mucc daa xam ne ni yàlla diglewul kenn nga fooye sa bakkan. jërëjëf Léopold Tamba muy kàddu yu am solo Ndeye Dimet Ndaw campagne bi dooraguñ ko comme ni ñu ko waxee waaye li ñu nemmeeku moo di violence yu doy waar ci biir arène politique bi ndax bëgg enjeu yi jar na ko. ah enjeu de gars yi jaral na leen lu nekk. xam nga jaral la ko yow. mais jaral na leen lu nekk. te nag bu fekkente ne nii dañuy dem ci ay élections yoo xamante ne nii kenn ku ñu nekk jàpp nga ni man fa ma nekkoon il n'est pas question ma jóge fa ñii nga xamante ni amuñu tamit peut-être tooguwaay bëgg nañ ñoom tamit il faut ñu ñëw nekk ci mairie ba day andi problème surtout ci quartier yi Fatima parce que quartier tamit bu élection locale yi commencé jub si nii day mel ni sax genre clan yi day gën a bari te encore une fois nañu delloo si xel yi parce que ñun ñëpp ñoo dëkk ci quartier yi parce que élection locale moo gën a graaw sax wala élection présidentielle donc loolu wax dëgg yàlla foofu la violence yi d'abord di démarrer ci quartier yi lépp nag tey li ñu fi wax yëpp justice rek moo ko mën a régler nañu am dëkk boo xamante ni dafay nekk dëkk yoon bu manifestation amee affrontement am ci ñaanuma ko yàlla ba mu am ci ay mort d'homme ba wala ba mu am ci ay peut-être ay accident et blessé na yoon def liggéeyam bañ a parparloo maa ngi koy waxaat sànq parce que dëkk boo xamante ni dañuy dem ba jàpp ne dafa am des intouchables ñoo xam ne su ma bokkee ci kaw diw kenn du ma laal kenn du ma inquiété ñooñu ñooy mujj di def lu leen neex te bu ñu tolloo foofu ci réew moomu nag lu nekk mën na caa xew te wax dëgg yàlla encore une fois autorités yi nañu sévir te man de dama jàpp ni tey jii le président Macky Sall dañ ko ñaanal yàlla gudd fan wér-gu-yaram mais man dama jàpp ni tey pour sortir par la grande porte balaa muy génn réew mi na defar justice bi créer les conditions yoo xamante ne nii tey képp koo xamante ne nii war nañ la teg ci yoon ñu teg la ci yoon ñu xool réforme yi nga xam ne moo tënk tey justice bi mënul def liggéeyam yooyu yëpp nañu ko génne def ko vraiment
pour le bien-être du peuple. parce que tey ñëpp gis nañ li am Fatima ci yoon da ngay am ak nit problème ngeen dem police am na nu mu fay demee moom mi la tooñ moo la fay bàyyi. yow nga des fa donc encore une fois ñëpp a ngi yuuxu justice parce que affrontement yi di am leer na li tey jii bu fekkente ne nit dafa jóg dem bëgg a créer situation ci benn gox bëgg fa sama terreur mu leer ko ne su ko defee du ci génn kon balaa ma ko defaat dina waajaat. waaye boo xalaatee ni fa ma bokk ñoom ñoo yor doole ji ñoom ñoo yor pouvoir bi lu ma def tamit yàgg-yàgg du mujj fenn loolu danger la ci réew wax dëgg yàlla te loolu nag day.